asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu suñu mbokku internet yi suñu mbokku téléspectateur yu TMS TV ñi ngi leen di ziar di amati mbégte di ànd ak yéen ci télé bi nga xam ni moo feeñal lépp lu nëbbu tey nag ñu indi leen émission spéciale boo xam ni dañu fas yéene waxtaan ci wàllum TMS TV mais waxtaan également ci Alaaji Thierno Moule Sow waxtaan ci clinique bi plateau bi nag xam ngeen ni plateau bu bees peq la sëriñ bi moo ko defar uniquement pour TMS TV ñu gën a mën a wasaare lii nga xam ni mooy xibaar yi nga xam ni ci réewum Sénégal ak fépp ci àdduna ma ci ànd ak nag sama naataangoo di Saliou Samb ak Sarata Aydara damay profité nag di nuyu Alaaji Thierno Moule Sow le khalife général des Djinns le roi médecine traditionnelle international the king of the king moom mi nga xam ni moo ñu jox opportunité ba ñu mën a toog fii pour wax mais également investir ci ay millions et millions te mu mënoon yem ci liggéeyam rek di praticien mais deful loolu dafa investir également dans la communication ba pare créer emploi kon defe naa ni kooku c'est un modèle mais également exemple la ci réewum Sénégal te li muy def ni amul benn marabu bu koy def au Sénégal maanaam dafa ñëw innover di faj ba pare di ko wone donc ci noonu lañ leen indilee waxtaan bi nga xam ni tey plateau spécial la ñu di ci ànd ak Kara 221 ak ay caméraman yu xereñ macha allah gisuleen leen nag waaye ñun dañuy wax rek waaye liggéey bi li ci gën a am solo mooy ñi nga xam ni kenn gisu leen muy caméraman yi ñu ànd ak ñi ñu àndal donc ñu ngi leen di jaajëfal di leen ziare ci liggéey bu mucc ayib bi ngeen di def gis nañ même commentaires yi gars yi ñi ngi apprécier alors ci noonu laay joxe kàddu gi sama naataango bi nga xam ne moo féete sama ndeyjoor di Saliou ñu ngi lay ziar ci plateau yu TMS TV bu baax a baax di la jox kàddu gi. waaw maa ngi lay fay Moustapha donc di nuyu aussi sama naataango Sarata di nuyu mbokku internet yi mbokku téléspectateurs yi ñuy safoo di seetaan am kóolute ci TMS TV di jaajëfal nag sunu xalif général Thierno Moule Sow mi nga xam ne moo ñu baaxee plateau yu rafet yi yu mucc ayib yi ngir mun ñu def ñu mën a def suñu liggéey normalement di jaajëfal aussi Kara 221 mi nga xam ne mooy gérer production yi ba ñu am image yu rafet a rafet. jërëjëf Saliou kon noonu laay joxe kàddu gi suñu jigéen di Sarata Aydara nekk ci kër gi également ngeen xam ko ci émission Actunet ak beauté et mode et tendance ak grand reportage également Sarata Aydara ñi ngi lay ziar di am mbégte di ànd ak yow également ci plateau spécial bi nga xam ni moom la ñu fas yéene waxtaan léegi. waaw jërëjëf Moustapha Fall jërëjëf Saliou Samb maa ngi leen di ziar jox leen seen wàccuwaay macha allah maa ngi ziar internet yi nga xamante ni ñoom itam saa su ne dañuy faral di ñu seetaan à travers TMS TV waaye itam duma fàtte nag ki nga xamante ni bi rek moo ñu jox moyens yi ngir ñu gën a def ay liggéey yu mucc ayib mu nekk xalifa kër gi mu nekk Thierno Moule Sow macha allah mention spéciale à lui parce que moom def na lu kenn deful mun naa ko wax ndaxte ki nga xamante ni yemul ci fajam comme ni nga ko waxee dafa daal di créer ay emploi créer participer contribuer ci réew mi ngir rek ñun mi nekk ay jeunes nekk fii te amuñu xëy amuñu gont donc nag mu may ñu occasion ñun ñu mën a liggéey ngir ñu prouver suñuy talent macha allah donc nag ñu gis nag studio bu yemb bi macha allah ñu inauguré ko woon samedi bee passé macha allah inauguration bi jaar yoon macha allah te ñëpp ci kontaan taalibe yi ñëpp ci kontaan rawatina association internationale bi ak association nationale donc nag loolu fierté la ci ñun ñëpp fierté la ci Sénégal ci Afrique partout dans le monde donc nag loolu ñu ngi koy ndokkeel ci loolu di am contentement ci moom ci li nga xamante ni acte noble bu mu def nii ngir rek tijji studio bu bees bi ngir ñu dooleel ñu ndax ñu gën a prouver li nga xamante ni bi rek moo nekk suñu wàllum liggéey donc nag Moustapha maa ngi lay bàyyi kàddu gi xam naa ba ci kanam tuuti incha allah. alors Sarata kontaan nañ kon noonu la ñuy duggee ci waxtaan bi Saliou defe naa ñi ngi bëgg a yàgg ci kër gi ñu dem ba sëriñ bi investir ci la communication gën a innover investir ci ay millions yu bëree bëri alors ku wax Alaaji Thierno Moule Sow xalif général des Djinns wax praticien ku wax Alaaji Thierno Moule Sow wax TMS TV donc
yow mi nga xam ni commencé nga yàgg ci kër gi ñu xam la ci traduction en anglais également ban commentaire nga ñu mën a defal ci kër gi nga xam ni yaa ngi fiy bëgg a yàgg. waaw macha allah Moustapha kontaan ci laaj bi nga ma laaj donc kër gi vraiment je vois que liggéey bi mu ngi jaar yoon ñu ngi liggéey ensemble donc c'est une équipe qui gagne. donc gis nañ ne vraiment Thierno Moulé Sow yemul ci faj bi rek dafa aussi bëgg communication ba waral donc mu jéem a investir ci ay équipe donc wut ay journalistes wut ñu koy traduire en français en anglais loolu ñu ngi koy rafetlu di rafetlu aussi liggéey bi nga xam ne yéen a ngi ko fiy def samay naataango di def ay émissions yu mucc ayib donc vraiment ñu ngi ciy kontaan. sama laaj Sarata mooy li ma laaj Saliou rek ñi ngi bëgg a yàgg ci kër gi presque sax yow mën nañu wax ni. yaa ñu dalal alors lan lañ mën a jàpp ci say kàddu yu njëkk par rapport ak innovation bi nga xam ne sëriñ bi def na ko et puis gis nga barki démb ñu def fi inauguration bu mucc ayib mais également ci kër gi aussi am na yeneen yoo xam ni day xew fii ci kër gi en dehors même de TMS TV man jàngat nga ñu mën a defal ci loolu. Moustapha xanaa kay damay kontaan ci laaj bi nga ma laaj dama ci sawar a tontu parce que Thierno Moulé Sow macha allah bi ma dalee ñëw ci kër gi musuma koo xam sax daanaka musuma koo xam ci écran daanaka bi ma ñëwee fii indi sama CV si laa xamante ak moom parce que am na keneen ki ma xamanteel kooku moom ma mettre en rapport ak moom ma indi sama CV macha allah waaye nag bi ma fi ñëwee. li ma fi gis macha allah ndaxte studio bi du ma ne doon na li nga xamante ni gulet la ndaxte dafa nekk li nga xamante ni yàgg na koo bëgg xëy na nag dafa amul benn homme bi nga xamante ni dina ko mën a taxawal loolu waaye nag comme que yàlla def na ku ci mel ni Kara macha allah mu am équipe am 221 vraiment ñu saluer ko au passage vraiment moom tamit bi mu fu ñëwee wane na li nga xamante ni prouvé na itam li nga xamante ni sëñ bi won na ko ni moom macha allah. travail bi mu ko légué macha allah dina ko defal ba mu yemb dina ko achever macha allah kon nag loolu ñu koy jaajëfal ci loolu ndaxte def na liggéey bu am solo ndaxte macha allah defar na li nga xamante ni moo nekk studio bi def na lu bëree bëri li nga xamante ni dañ koy daal di féliciter waaye nag macha allah dañuy revenir ci li nga xamante ni moo nekk Thierno Moulé Sow ci li ma gis ci kër gi macha allah nekk na nit bi nga xamante ni dafa yaatu nit bi nga xamante ni vraiment ci dëgg lay dox te ku bëggul dëgg vraiment doo topp Thierno Moulé Sow parce que vraiment moom boo ñëwee sax di wax dara ci safaan ci nit ki vraiment Thierno Moulé Sow du la déglu amaana sax xëy na bu la ruusee dina la déglu mais dina xam ne ni li ngay wax dara amu ci mais du ci prendre en compte donc loolu ni mun naa témoin loolu ci moom ndaxte nit bi nga xamante ni du nekkul góor bi nga xamante ni benn nopp la nit bi nga xamante ni macha allah dafa ouverte encore te dafa intègre homme bu intègre la jàppee na ñëpp ni boppam vraiment te uuf na ñëpp. maanaam dafa dëggu. voilà te dafa dëggu lépp lu muy dox rek day nekk ci li nga xamante ni mooy yoon bu sell ba yoon bu dëgg bi macha allah Thierno Moulé Sow daal dañ koy jaajëfal bu baax a baax waaye nag dañ koy jaajëfal itam ci li nga xamante ni moyen bu mu investir pour ñun mi nga xamante ni ñun ndongo yi maanaam ñun xale yu ndaw yi ñu ci mel ni man macha allah ñun mi nga xamante ni ñu ngi ci tànk lu tax nag ma ne ñu ngi ci tànk parce que xamaguñu dara mënaguñu dara ndax dañuy jàng bañ naa maanaam voilà lépp dafa laaj patience c'est ça en fait xamaguñu dara mënaguñu dara mais macha allah moom may nañu opportunité may nañu occasion ngir ñu gën a prouver li nga xamante ni moo nekk ci ñun en fait kon noonu gàcce ngaalaama ci Thierno Moulé Sow ci côté boobu noonu waaye gàcce ngaalaama itam ñi nga xamante ni itam ñoo nekk internautes yi parce que ñoom tamit ñoo ñuy dooleel ñoo ngi leen di féliciter macha allah ci bàyyi xel bu ñuy bàyyi xel du ñu encourager waaye nag duma la fàtte yow tamit Moustapha bi ma ñëwee tamit yow vraiment yow tamit bi nga ñëwee fekk ma fi vraiment yow tamit macha allah wonoo ma benn kanam benn kar suñu yumpaañ yaa ñu dalal. voilà macha allah teg nga ma ci yoon même Mati moom itam teg nga ko ci yoon. ak ñeneen ak ñeneen ñi nga xamante ni bu baax ñu ngi koy saluer de passage saluer au passage. di ko wax ni nag ñu ngi xaar retouram également. vraiment ñoo ngi xaar retouram incha allah te xam naa dina ñëw incha allah waaye itam Saliou Sam moom itam bi mu ñëwee fii macha allah yaatalal na affaire yi moom itam mu jàpp ma comme rakkam ak ñoom Pape ñoom Kara ñoom ñëpp macha allah
allah ak ñi nekk fii ci kër gi ñoom Alseyni ñoom Alseyni Moule ñoom Diop Moule ñoom ñëpp vraiment ñu ngi leen di nuyu au passage vraiment kër gi daal macha allah kër allahu la ni ko sëñ bi di waxee ko gàll allah donc nag ñu koy saluer daal en fait ci loolu Moustapha ma bàyyi la kàddu. jërëjëf Sarata kàddu yi rafet na man nag defe naa ni li ma ci wax mooy kër gi maa ngi fi bëgg a yàgg également comme yéen mais li ma njëkk a frappé ci kër gi li ma njëkk a impressionné mooy dama daan toog di suivre TMS TV. bu ma ko daan seetaan affaire yi day mel ni film ci man wala théâtre yàlla di def ba ma dem ba di liggéey ak sëriñ bi li ma njëkk a impressionné mooy bi ma ñëwee fii may dund mbiru Alaaji Thierno Moule Sow en tant que tradipraticien en direct ma ne ndekete suñu borom rek moo mën a maye ndekete yàlla may na koo xam ni mayu ko kenn ci kaw suuf ci wàllum fajum jinne ci wàllu fajum rab mais ci yeneen i faj ak yeneen i ay mbir mais loolu bokk na ci li ma gën a frappé ci Alaaji Thierno Moule Sow di la xalif général mais li ma gën a frappé également ci kër gi mooy social bi nga xam ni sëriñ bi saa su ne mi ngi koy def di ko jëmale ci jaamu askan bi mais di ko def également ci këru diine yi moo xam Touba Cambérène Tivaouane ci Ñaseen yi rawatina bu événement yi jotee lu mel ni Magal Touba lu mel ni appel lu mel ni gàmmu sëriñ bi di ci investir ay millions te xam nga këru diine yooyu defe naa ni lu fa waay def rek yàlla dalay fay palais or keroog bés penc mu nekk loo xam ni lu am solo la ci noonu la ñuy profiter également di nuyu le khalife général des Mourides sëñ Mountakha Mbacké ñu ngi koy ziar bu baax a baax di nuyu aussi le khalife des Layènes di nuyu bépp xalif muy le xalif Ñaseen di Njaasaan ak waa Tiwaawoon parce que foofu également sëriñ bi non seulement dafay dem mais day def social ci boor boobu bu baax a baax parce que xam nañ ni yoon yooyu ku fa loo fa mën a dugal rek keroog suñu borom moo lay tabaxal palais or keroog bés penc kon vraiment ñi ngi am contenté bu baax a baax Alaaji Thierno Moule Sow nag defe naa ni il est unique mais il est mondial il est international loolu ma doon wax léegi Sarata li ma doon wax Saliou mooy Alaaji Thierno Moule Sow vraiment nekk na loo xam ni marqué na ma ci kër gi kon Saliou dama lay delloo kàddu gi rek ñu vraiment waxaat un peu ci Alaaji Thierno Moule Sow ak tradipraticien bi mu nekk nga gis ni day nekk fii di tuubal ay jinne yu nekk bitim réew loolu également mu nekk liggéey bu am solo parce que defe naa ni loolu xam-xam boobu bu ko amul woon defe naa ni ñu bari dinañu am ay jafe-jafe ñoo xam ne dañu nekk bitim réew xëy rek mbirum jinne songu la dugg la moom mu toog fii dindi ko ba pare duma jinne bi téye ko fii ci këram defe naa ni loolu aussi bokk na ci li impressionné aussi le monde entier. bien sûr c'est très impressionnant parce que gis nañu koo xam ne ni day ñëw di délirer jinne jàpp ko muy wax naka sudul noonu boo ko gisee sa affaire yi da lay def ay ree da ngay def ne nekkul loo xam ne lu réel la mais exactement boo fi ñëwee donc di ko dund en live di nga xam ne exactement lii dafa am quoi. donc da ngay gis sëñ bi day fexe ba wax ak kooku fexe ba tuubal jinne bi daal di koy génnee donc mu nekk vraiment lu très très lu impressionnant lu am solo trop gis nañ aussi jinne daanu fi depuis Europe ci portable rek muy wax ak moom ba kooku daal di génn nekk na vraiment lu am solo gis nañ nit ñi di jógee ba Guinée Conakry di jógee ba Gambie donc li muy def daf ko mën moo tax mu nangu sax di filmer di wane. donc teg ko fu leer macha allah ñu ngi ko ci jaajëfal di kontaan ci def bi mu koy def. defe naa loolu aussi Sarata am na commentaire bu mu ci war a def parce que moom gis nañ muy def aussi émission bu am solo émission bi nga xam ni mooy Actunet ñëpp di la bàyyi xel te gis nañ ni souvent day am ay commentaires yu am solo yu suñu mbokku internet yi di def defe naa ni aussi am na jàngat boo ñu ci mën a defal. waaw tout à fait Moustapha parce que macha allah bi ma dalee di commencer émission Actunet am na lu bëri lu ma jàng ci Thierno Moule Sow ndaxte des fois internet yi am na yenn wax yi ñuy wax macha allah am na solo bu baax a baax
ndaxte nit ki doo xool li nga xamante ni des fois day am ay négativité mais doo xool négativité parce que nit ki boo nekkee ci kanam nee nañ oto bu nekk ci kanam la ñuy corner donc nag boo nekkee ci kanam doo xool li nga xamante ni mooy négatif doo xool li nga xamante ni moo lay gàllankooral mais da ngay xool li nga xamante ni da lay jëmal ci kanam donc nag moo tax ñu taataa ci li nga xamante ni bi rek moo nekk ñaari mbir yooyu noonu maanaam ci côté positivité ak négativité ñu xool nag luy positif daal di koy refléter daal di koy lire daal di jël internet yi ñoom itam seeni kàddu wax ko askan wi wax ko ki nga xamante ni itam ci côté sëñ bi lay jëmale donc nag loolu day may courage sëñ bi parce que loolu jàngat la en fait ci sëñ bi ndaxte des fois sëñ bi macha allah am na mun na am lu muy def te li nga xamante ni internet yi ak ñu ko bëgg ñoom bëgguñu mu def loolu donc da ciy jël njàngat xëy na nag dina arrêté loolu mbaa dina moytu loolu yaa ngi comprendre donc nag benn instant ci côté commentaire yi daf ci positivité yi wala ci négativité yi loolu jàngat la ci sëñ bi ndax mu gën a mën a bàyyi xel ci lu muy def yaa ngi comprendre moo waral des fois sëñ bi muy def ay filmage yaa ngi comprendre mais am na yenn internautes yu ci d'accord ak ñu ci d'accordul mais ñi nga xamante ni ñoo d'accord ci li nga xamante ni moo nekk wàllum filmage donc loolu day wane que ni sëñ bi maanaam dafa bëgg a prouver askan wi ndaxte keroog waxoon na nee na am na ñi nga xamante ne ñoo ngi naan sëriñ yi mënuñu dara xamuñu dara donc nag moom li occasion la ci moom ndaxte mu mën a xam yee askan wi xamal askan wi sëriñ yaa ngi ci àdduna gi sëriñ particulièrement yaa ngi ci fii ci Sénégal rawatina fii ci Dakar yaa ngi comprendre ndaxte nit ñi dañuy jóge fu ne ci au niveau international wala au niveau national donc nag loolu nekk na li nga xamante ni bu mënul woon comme ni ko Sali waxee bu mënul woon li mu mën li ko li yàlla namm ci moom donc internet yi wala ñi nga xamante ne ay soppeem lañu donc duñu ñëw ci moom wala ay patients yi nga xamante ne saa su ne dañ leen di gis saa su ne fii ci la TMS TV ci au moment de la consultation wala au moment bi nga xamante ni sëñ bi dafay daal di def ay thérapie kon duñ leen fi gis donc nag dañuy saluer loolu noonu yaa ngi comprendre donc internet yi yu bëri la ñuy wax ci côté maanaam ci côté vidéo yi nga xamante ne dañ koy publier à travers TMS TV ndaxte am na li nga xamante ni bu fekkee c'est miraculeux yaa ngi comprendre bu dee c'est miraculeux donc mu nekk li nga xamante ni yàlla namu ko ci ñëpp am na ñi nga xamante ni yàlla dafa leen di tànn ci nit ñi nga xamante ni macha allah yàlla jagleel na leen li nga xamante ni mosu koo jagleel kenn donc nag loolu buñ ko gisee donc ñëpp a ciy dem yaa ngi comprendre ñëpp a ciy dem donc nag loolu moo waral lii di mel moo waral askan wi wala internautes yi des fois ñuy bind ci yenn li nga xamante ni c'est sensation la itam des fois da ngay gis des fois ñenn ñi dañuy naan je t'aime Thierno Moule Sow macha allah dañuy wax seeni émotion des fois am na ñi nga xamante dañuy mere Thierno Moule Sow mais du mere maanaam côté négativité mais côté li nga xamante ni moo nekk wàllum bëgg bi ñu bëgg Thierno Moule Sow moo waral des fois bu defee yenn yi rek da ngay gis ñoom tamit ñu mer kon Moustapha ma bàyyi la kàddu defe naa ni li nga wax am na solo donc kon ñu gis ni Alaaji Thierno Moule Sow yemul rek ci li muy def liggéeyu tradipraticien bi mais gis nga mu investir ci une télévision qui s'appelle TMS TV TMS TV nag Saliou gis nañ que ni dañuy def typiquement de l'information dañuy couvrir ay activités sëriñ bi mais également dañuy dem ci terrain bi sur le terrain di couvrir ay activités moo xam politique moo xam culture moo xam sport ci plateau yi également dañuy faral di invité askan bi di waxtaan ak ñoom ci wàllum sport wala ci wàllum social wala ci wàllum jafe-jafe askan bi donc foofu également TMS TV ci foofu lañ koy xaar également pour ñi nga xam ni ñooy faral di safoo TMS TV ñu xam que ni rek le travail du marabout liggéeyam ça n'a rien à voir ak TMS TV TMS TV dafa autonome c'est une chaîne de télévision typiquement qui fait de l'information qui a un personnel boo xam ni il y a des journalistes dirigés par l'omniprésent Kara 221 ñuy def liggéey bu am solo
yor suñu ay studio yor suñu ay caméra yor suñu ay oto di dem fu ne ci Sénégal et dans le monde ce qui n'a rien à voir ak tradipraticien bi sëriñ bi mi ngi ci liggéeyam fii sax du ci dugal loxoom donc ñun dañu am suñu indépendance bopp nous sommes des journalistes caméraman il y a des caméramans ñun dañu am suñu indépendance su bopp donc Saliou foofu aussi bëggoon naa nga defal ñu ci benn jàngat. bien sûr Moustapha c'est important li nga wax ni parce que TMS TV donc télé la boo xam ne yemul rek ci Thierno Moulay Sow par exemple di wane ay vidéo am rek mais TMS TV dafa nekk télé boo xam ne journalistes yi dañuy dem di def ay reportages sur le terrain di def ay émissions politiques ay émissions culturelles wala émissions comme wi Sarr di def. beauté mode donc ay petit matin yooyu yëpp ngir rek yee askan bi. donc pour xamal leen ne rek nekkul ne Thierno Moulay Sow rek ngay gis ci télé bi mais télé bi dafa am diversité gis nga ko dañuy dem def reportage fu ne ñu ngi sax waajal incha allah dem ba Gambie ngir génn sax Sénégal def ay reportage yoo xam ne day am solo ci nit ñi donc mu nekk loo xam ne lu am solo la donc nit ñi ñu war ñu xaar ci ay émissions yu mucc ayib yoo xam ne dina participer ci développement réew mi. am na solo nit ñi ñuy xaar ci émission yu am solo noonu ci la ñuy def transition Sarata dugg ci état bu Gambie bi nga xam ne Saliou tudd na ko léegi ku ne Gambie wax Thierno Moulay Sow parce que bëri na fa ay talibé comme ni mu amee ay talibé également à travers le monde entier sëriñ bi am lu mu fas yéene def mooy ànd ak TMS TV fépp ci Afrique fépp ci monde entier dem fa seeti fans yi mais également dem li nga xam ni mooy liggéey bi muy def di tradipraticien jëm ci wàllum jinne rab ak yeneen dem fekki le monde entier nga xam ni dañu am ay jafe-jafe yu mel noonu defe naa ni c'est important parce que ñu bëree bëri ñu ngi koy solliciter Gambie bi nag liñ ci mën a jàpp mooy TMS TV dañ fay dem pour préparer le terrain pour le marabout mais dañu préparer le terrain mais dañu bëgg a dem def fa liggéey bu mucc ayub boo xam ni émission yi ñu jot a tudd fii yëpp daañ ko fa def daañ ko fa réaliser mais également dañu fexe interviewer son excellence le président Adama Barrow ak gouvernement bi mu àndal mais dañu interviewer aussi sénégalais yi nga xam ne ñi ngi dund Gambie ak Gambien yi nekk foofu alors ñi ngi koy préparer defe naa ni tey altine la suba mooy talaata suba incha allah dinañu fekk Gambie ñu war a defal le monde entier du ma wax sax waa Gambie mais le monde entier parce que TMS TV defe naa ni mooy télé bi nga xam ni moo feeñal lépp lu nëbbu te ñëpp moom la ñuy safoo ñëpp moom la ñuy béggee c'est suivi partout dans le monde. ba di ko tiitaroo kon Sarata defe naa ni TMS TV mi ngi préparé pour dem suba Gambie ma delloo la kàddu gi rek ci déplacement bi ñu war a def en Gambie. si Moustapha comme ni nga ko waxee rek ñu ngi ci préparation ci route de Gambie. donc nag loolu macha allah loolu suñu fierté la. parce que macha allah jóge fii dem ci Sénégal ndaxte dañoo ne Sénégal ak Gambie benn famille la benn bopp la donc loolu day gën a prouver que ni ñun benn lañu parce que bu ñu jógee fii ci Sénégal dem Gambie te xam nañ ni Gambien yi ak sénégalais yi dund Gambie macha allah ni ñu fonkee Thierno Moulay Sow donc nag loolu day gën a beesalaat mbëggeel bi nga xamante ni moo am diggante Gambien wala sénégalais yi dëkk foofu ca Gambie ci seen diggante ak ki nga xamante ni moo nekk Thierno Moulay Sow donc nag Thierno Moulay Sow yebal nañu foofu ngir ñu gën a def benn liggéey bu mucc ay foofu noonu ngir ñu jël itam ay témoignages yi nga xamante ni dinañ ko jël foofu ca Gambie ndaxte ñoom itam dañoo bëgg Thierno Moulay Sow te dañ koy seetaan saa su ne dañ koy. di ko safoo bu baax bu baax a baax a baax. comme le monde entier. boo wàccee ci suuf sax di nga fekk foofu ay Gambien yu bëri parce que Gambien yi itam dañoo bëgg Thierno Moulay Sow te dañoo gëm li muy def donc nag loolu waral na ni ñun Thierno Moulay Sow mu yebal ñun ngir ñu dem Gambia ni ko bokk Gambia Gambia yi di waxee dem Gambia incha allah def fa liggéey bu mucc ayib macha allah liggéey bi nga xamante ni c'est ça se retient dans l'histoire donc nag loolu ne dina nekk ñun tamit suñu journaliste suñu fierté dina gën a yokk expérience bi ci ñun rawatina man mi nekk jeune ci seen biir donc nag macha allah loolu daal xam naa ni mbégte ak incha allah ça va être chaud là-bas inchallah ne Gambien yi nañ ñu xaar bu baax a baax inchallah dinañ fa def kon macha allah wax ji am na solo kon Saliou ñi ngi may signaler que ni sax ñaari simili moo ñu dese
ñu jox la rek ci gàttal rek balaa maa tëj Saliou ci déplacement bi nga xam ni ñu ngi ko war a def Gambie. waaw di wax mbokk Gambien yi rek ne ñu ngi fay ñëw incha allah ci kàttanu yàlla def ak ñoom reportage yu am solo donc yi nga xam ne loom la ñuy def ci kër gi dinañ ko réaliser foofu. donc mu nekk lu am solo ñu leen di ñaan rek ñu xaar ñu incha allah mercredi bu soobee yàlla. dinañ tàmbalee liggéey bi bu soobee yàlla so Gambians we are coming on Tuesday and Wednesday we'll be starting the job incha allah. incha allah kon defe naa ni mu mel ni temps bi ñu mayoon jeex na damay profité rek di nuyu son excellence Adama Barrow di ko ziar bu baax a baax di ko wax ni excellente président ñi ngi ñëw nag Gambie bu ñu ñëwee nag ñi ngi ñëw sa dëkk bëgg nañ fa def liggéey bu muccub ayub yow président waa TMS TV ci ndigalu le khalife général des Jinne di Alaaji Ceerno Moulé Sow son excellence Adama Barrow bu ñu ñëwee talaata bii danañ fa def 2 fan te bëgg nañ am ak yow waxtaan bu am solo ak sa gouvernement mais ambassadeur bi nga xam ni moo toogal Sénégal ca Gambie aussi ñi ngi lay nuyu di la ziar di la wax ni ñi ngi ñëw bu ñu ñëwee aussi war nañ def ak yow waxtaan bu am solo mais artiste bu mel ni Jaliba Kouyaté aussi mi ngi ñuy suivre bu ñu demee aussi daañu def ak moom liggéey bu am solo kon defe naa ni plateau spécial bi lañ leen indiloon fii ci TMS TV ñu amoon mbégte amoon kontante doon ci ànd ak également suñu caméraman yi nga xam ni ñu mucc ayub lañ nga xam ni Kara 221 moo ko dirigé amoon nañ mbégte saa su ne rek nii lay demee ci TMS TV di leen indil ay waxtaan yu am solo jërë ngeen jëf ñu ngi leen di jox dig daje ci yeneen waxtaan fii ci la TMS TV.